waaw maa ngi Babacar maa ngi lay fay maa ngi nuyu suñu mbokk internet yëpp je pense que gars yi moom xam nañu bu baax a baax di leen ziar namoon naa leen trop di leen ziar bu baax a baax di ziar ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel yëpp di ñaan yàlla rek bañ fi wax lu ñuy xebee. Karim tey bàyyi nañu ki nga xam ne moo di Imam Ndao ginnaaw ñu ko jàppee ay at nga yàgg di wax depuis le premier jour ba léegi nga yàgg di wax ne vraiment imam bi deful dara gars yi ne ñett loolu amul tey gis nañ ne am nga dëgg ci kaw ñi nga xam ñoo ko téye woon. waaw d'abord dañuy sant yàlla Babacar xam nga affaire imam bi moom man je pense que dafa leer parce que depuis début bi ñun wax nañ leen imam bi innocent la wax nañ leen ko ci angle yëpp ñun li suñu problème mooy pour Sénégalais yëg ni imam bi dañ koo tooñ loolu moo nekkoon suñu combat te alhamdulilah après yàlla dimbaloon nañu parce que aussi après ñëpp fekk si nañu ci xam ne imam bi dañ koo tooñ imam bi nag ñëw taxaw ci kanamu baar bi nag gën a leeral nag tooñ bi ñu ko tooñ xam nga ñun avant imam bi taxaw si kaw baar dem nañ ba seeti ko ci kaso bi man dem naa seeti ko yor permis de visite dem gis ko ñu waxtaan ma ak moom mu wax ak man en tant que musulman ma déglu ko mu wax ma idéologie am ci terrorisme ma xam ni kii dañ koo tooñ dem ba dëkkam dem fekk ko këram fekk dem laaj jabaram dem gis avocat yi xool dossier bi donc kon li ñu ciy jàngat mooy kon ñun sénégalais problème mooy dañu war a gëstu ji information bu ñu ko déggee bu ñu dégg teel rek ne damm na xam nga li ma doon dara ci xale Colobane yi ñu ne sax si rarement mi ngi ci kaso mi ngi nee na moom moo rey policier bi avoué na ko or que c'était pas vrai après dañ ko mujj libéré loolu mooy dal sénégalais ci information yu bari ci imam bi nag mais man sam problème xam mooy lan moo tax Jeune Afrique am audace di bind ci imam Alioune Badara Ndao naan dañu fekk ci moom portable satellitaire dañu fekk ci moom ay euro yu bari ay milliards di sos di wax naan dafa am ay terrain d'entraînement pour terrorisme imam bi ay presse di ñàkk ñi ñëpp ñu dem xeexi day jokkoo ak waa Boko Haram mais Jeune Afrique loolu Jeune Afrique moo ko bind noir sur blanc fan la ko tegoon donc kon jàngat bi ñu ci am mooy lan la sénégalais yi war a jàng ci lii tey suba dinañ tooñaat keneen la preuve mooy imam Alioune Badara Ndao bàyyi nañ ko mais Saliou Ndiaye dañ ko tëj 5 ans lañ ko tëj te Saliou Ndiaye mooy ki ñëwoon ci imam bi ne ko imam man de damaa bëggoon dem xeexi ji terrorisme imam bi ne ko yow loolu du sa yow sa Afghanistan mooy sa kër sa jabar say doom kooku musul génn dafa mujj bàyyi lépp toog kooku dañ ko tëj 5 ans fan la ko lan la ko kii bi di toppee intention bi lañ ko toppee wala lan Matar Diokhane ñoom dañ ne tëj nañ ko ñaar fukki atu kaso travaux forcés waaw naam tëj nañ Matar Diokhane léegi ban preuve la ñuy indil ci Matar Diokhane ndax nit dafa amul droit dem jàngale yi Mohamed Ndiaye tëj nañ ko 15 ans de prison léegi 15 ans de prison yu ñu tëj Mohamed Ndiaye moom Mohamed Ndiaye dafa dem ba foofu nee na gis ni lii nekkate du diine du dara affaire terrorisme bi ay naxaate la ay bandi ñoo fa nekk mu ñibbisi kooku bu ñu ko tëjee kooku waruñu ko woon bàyyi encouragé ko ñaax ko kon li ma wax ne imam Alioune Badara Ndao est la solution ci lutte contre le terrorisme bi parce que imam Alioune Badara Ndao moom moo waroon wax xale yi di leen yeej leen wax ni xeexu terrorisme bi dañ leen di nax dafa am lu laxasul si ginnaaw tu vois ce que je veux dire donc c'est ça. tey imam yor njabootam man dem naa ba kër imam gis naa dafay dund ci doomu aadama loo xamante ni imam moo leen di dundal ñi tëj ko ay at tey c'est sûr que am na ay dégâts yu mu causé loolu loo ciy wax. waaw xam nga Malcolm X day wax bu am solo mu ne tubaab da lay jam paaka quoi bu la ko jamee ngay tëb di kat di dal mu ñor di tuuti ne la xëcc naa 2 centimètres santal yàlla mais loolu lañ def imam bi dañ ko jàpp tooñ ko tëj ko toroxal ko ba pare bàyyi ko léegi ko ne ko kontaanal tardel ko ñetti atu yàlla yàq jàngaleem yàq daara ji tardel waa daara ji yàq philosophie bi imam bi doon demee ak ndongo yi mu jotoon jàngal toroxal ko takk ko ay mënot ci kanamu ay plus de 200 jeunes ñu mënote ko ci mag bu bijaaw jaamukatu yàlla yonent bi ne ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale kon imam bi daa gën ci ñun xam nga Macky Sall jàngul alxuraan jàngale wu ko kon imam bee ko gën léegi nag ñu jàpp kooku takk ko mënote ko yóbbu 200 gendarme këram takk ko fajar tëj ko ñeenti atu yàlla pare bàyyi ko ne ko ñibbil sa kër léegi lan la ñu war a def si loolu nga yaakaar nit ñi bu ñuy tàccu di fecc man dama naan lan la ñuy tàccu lan la ñuy fecc waxu Malcolm X bi day ñëwaat nag léegi nag dañoo war a subventionné imam bi jox ko ay milliards yi ñuy sàcc di ko foofee nañ ko jox imam bi tu vois ce que je veux dire nañ jox imam bi ba pare jaaree fi nag respecté sëriñu daara yëpp subventionné daara yi comprendre nga comme ni ñuy subventionné école française bi. mais est-ce que quelque part tamit gouvernement bi nekkuñu ci yoon soo gisee loo xam ne tey na sa xel nga jàpp ko lañ mët lijjanti xool nga gis ne ki def ko dara nga bàyyi. ñi def dara nga téye leen. mais xam nga lëj mët dafa am yoon xam nga jàpp daa am yoon kenn bañul ku jàpp ñun bañ ñu ku def nga jàpp ko mais dafa am xam nga anglais yi dañuy wax ni ñoom jàpp bàyyi ku def moo la gënal jàpp ku deful ñetti atu yàlla yi ñu taaral ki def lan mooy lan dañu wax dëgg Babacar fan lañ ko teg jàpp ñu tëj ko 4 ans presque 4 ans presque tooñ ko tëj ko Sénégal yi bu ñuy wax ay non am nañ ndam amuñu ndam defet lañ am alxuraan bi lañ jàpp tëj ko 4 ans alxuraan lañ jàpp xaafisu alxuraan lañ tëj ñeenti atu yàlla depuis début bi ci discours boobu lañ nekkoon ñun. est-ce que jàppaloo ne amul benn pression bu nekk ci ginnaaw ba tax ñu libéré imam bi.
waaw déjà moom xam nga man je me dis que ni juge bi la mot xam nga lu tudd xam nga naka juge Samba juge bi géré woon dossier bi juge boobu moom mën naa ni ku ragal yàlla la depuis début procès bi xam naa nit ku juste la ndax bu doon rek pexey noonu nasaraan seeg Macky Sall mi marionnette bi kon duñu bàyyi imam bi parce que xam nañu ñoom tubaab bi seen problème islam la ñoom problème islam lañ am ak prêche imam bi doon def di wax góor jigéen du fi dagane di wax nañ dañu war a jug xeex laïcité bi nga xam ne mooy racinu lépp lu bon Sénégal donc kon ñoom li ñuy xeex mooy samp seen système bi nga xam ne baaxul mooy franc-maçon yi mooy góor jigéen yi mais juge bi nag moo ragal yàlla juge moom ñun ñëpp xam nañu depuis début bi kii li muy doxal nii yi fi ku ragal yàlla la donc loolu aussi am na si ak pression bi itam ñun askan wi ñu ngi fi loo xam diñ ko seetaan lépp luy naxasal diine dañ ciy taxaw suñu tànk tubay benn moment gars yu bëree bëri man dégg naa ko si gars yu bëree bëri ne non Karim dafa lajj si xeex bi war woon dugg si affaire imam léegi mënatul wax mënatul génn lan ngay tontu si loolu mais man Babacar xam nga wax dafa jooy wax dafa jooy ñett wax dafa nii dafay jooy ñu ne ko looy jooy mu ne fi ñu ma waxee lañ ma waral waxee mu jooyaat ñu ne ko looy jooy mu ne ki ma wax moom waral wax muy jooyaat ñu ne ko looy jooy mu ne ndax niñ may waxee baax na man ñun bu wax jotee dañuy wax bu jug jotee dañuy jug wàcc ci mbedd bi bu noppi jotee dañuy noppi période noppi moo jotoon moo tax ñu noppi woon. d'accord tey rëccu dara si li nga xeex. xoolal rek ba xam ndax rëccu am na fi xoolal ndax li ñu metti mooy ñeneen ñi ñu jàpp tooñ leen tëj leen ci kaso bi ndax Imam Dianko 5 ans la tëdd ba léegi taxawul ci kanam baar bi ba léegi mi ngi ci kaso bi ñu tëj ko te deful dara te kilifa la woon kon Imam Ndao Sénégalais yi xamuñ ko gëstuwuñ ko. léegi ñooñu nga xamante ni jàpp nañu ñii 5 ans ñii tëj leen tëj 20 ans tey ñooñu est-ce que le combat continue ak ñoom wala da ngeen di bàyyi wax dëgg fa yàlla bi yoon ngeen gëm ni yàlla ne Macky Sall bon ñi jégal ma pas Macky Sall gouvernement bi li ñu tracé ci Imam Ndao nangu ngeen ko li ñu tracé si ñeneen ñi aussi nangu ngeen ko. waaw xam nga dafa am loo xam ne ma ko wax sama benn grand frère benn jour mu naan non bu ñu sonal ak Imam Ndao ma ne ko man xeexaluma Imam Ndao xeexaluma Alioune Badara Ndao imam bi laay xeexal titre imam bi laay xeexal ñun nitu dëgg islam la ñuy défendre religion la ñuy défendre valeur la ñuy défendre ñun diine la ñuy xeexal valeur la ñuy xeex pour mu samp Sénégal donc kon affaire du Imam Ndao de du Imam Ndao kese tey am na ñoo xam ne li tax ñu jàpp leen dara parce que dañoo guddal sikkim cëkkal seen tubay jàng alxuraan ñu ne dañu radical tubaab bi ñoo génnee apologie terrorisme maanaam tey boo toppee Coran bi dañ ci fekk ay aaya yoo xam ni yàlla moo ko wax ñoom ne leen loolu apologie la loolu nag ñun dañ ko war a dëggal samp ko dëggal ko la xaw Amérique bañ a xaw Sénégal la xew ci dëkk tubaab bañ a xew Sénégal ndax tey tubaab bi ña ngay waxtaan France di xool naka la ñuy def ba mën a changer yenn aaya ci alxuraan yi parce que nee nañ dafa xaw radical mais attends ñun loolu duñ ko nangu Serigne Touba liggéeyu fi loolu Alaaji Maalik liggéeyu ko Baay Ñas liggéeyu ko donc c'est ça ñun loolu mooy suñu combat loolu mooy suñu combat brigade maa la koy wax ma ne demal ci dëkk bi da gis ay panneaux publicitaires yi plus ay préservatifs kenn taxawu si wax préservatif carrément à force de voir le mal ça devient banal ñun valeur la ñuy xeex bu ñu sañoon tey sàngara si gars yi di publicité ci dëkk bi dañ koy dindi baar kalandoo yi ñu arrêté ko cagatu dootul amati Sénégal. mais Sénégal réew laïc la quand même ku nekk am nga sañ-sañ xëy na nga doxee nga gëm li nga gëm doxee ko aussi. ça dëkku laïc la du dëkku jullit à 100% comme ni ñu ko mën a waxee. waaw xam nga Sénégal dëkku laïc la loolu ñun suñu ñàkk jom la suñu ñàkk fayda ngeen baal ma ci terme bi parce que mënuñu nekk 95% de musulmans 5% de chrétiens yi dañoo gëm yàlla bible bi la bible religion révélée la boo xam ne diine daf ko nangu. Bible boo ko liiree ba mu jeex doo ci gis fenn cagatu leen doo fa gis fenn def leen adultère doo ci gis fenn naan leen sàngara amul ci Bible bi la religion chrétienne catholique day interdire ku sol lu gàtt ñu dem ci islam bi pareil mais kon ñun suñu laïcité bi fan lañ ko wékk ak kan lañ ko fi nekkal. Karim qu'est-ce que vous appelez musulman bu fekkee ne boo demee ci baar yi ñoom Moussa ñoom Mamadou ñoom je ne sais pas ñoo fay nekk ñooy naan sangara sëpp boo demee Pontigny même chose boo demee ci baar yi aussi caga yu bëree bëri Bintu Fatima ñooñu noonu lañ tudd kon yow loo wooyu musulman 95% musulman yooyu. waaw mooy ñi nga xam ne dañoo ay victimes lañ mooy ñi système bi yàq ñi nga xam ne bàyyiwuñu leen à bas âge ñu jàng diine xam nga ñun benn catholique dafa ma ko wax sama benn mbokk catholique ndeysaan Mariane mu ne ma yéen seen problème mooy yéen seen doom yi ngeen yarul seen diine bi catéchisme da doon am bu njëkk ba léegi ñoom dañ koy def ñun suñu doom bi du yaruñu leen ci diine bi dañ leen bàyyi ak laïcité bi rek école à bas âge ñu lay jàngal ay droits sexuels ay naka la ñuy utiliser sexe xam nga naka la ñun toppatoowuñ suñu doom yi ci diine mais xale bi à bas âge boo fexee ba alxuraan jiitu ci moom wala à bas âge nga fexe ba prêtre bi jiitu ci moom yu bari du ko yóbbaale tey ñun suñu frères yi nga gis ñu ne ci baar yëpp suñu sœurs yi nekk di cagatu nga baal ma ci terme bi yëpp dañoo sàggan ba nasaraan si jiitu si ñoom léegi loolu nag dañu war a xeex loolu nag la imam bi doon xeex ñun loolu la ñu war a xeex ba nga xam ne tey suba xale yi bu ñu màggee fekk ñor nañ xomm ci diine bi tey ñu nekk ci baar yëpp ay victimes lañ ñun ñoo leen seetaan Sénégal moo leen seetaan système bi moo leen seetaan Karim ñàkkum ndox mi moom gars yi ngi ciy wax boobu léegi dégguñu la si lu tax.
non ñàkk ndox mi maa ngi siy wax nga wax naa si ba seetee def naa si benn télé ci poste di wax dañuy am opération bu tudd Roti Palais. Opération Roti Palais. Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir amul lenn lu Macky Sall def mu baax amul yàlla da koo nattu Macky Sall su la doon may plateau laax sax day faqasal mu këpp ci kawam yàllaa ko nattu. dañ koy comprendre non c'est-à-dire xam nga mooy loolu mooy par exemple ñun on comprendre nañ Macky Sall mais man dama bëgg mu génn ak tête haute dignement mooy na démissionné munul. Macky Sall amul lan la liggéey limal ma benn amul lu mu réussir man CMU lan la réussir CMU bi attends bu ñu attardé aussi détail yooyu Macky Sall réussirul dara lépp loo xamante ne tey tubaab bi tegoon nañ ci mainmise ñu xool ko dindi Macky Sall tegaat na ko ci loxo tubaab bi bu ñu koy wax waxaat lay nekk rek léegi dañ ne Macky Sall dañoo bëgg mu diñ ci boppam sauver honneur Sénégal sauver honneur diplomatie Sénégal sauver honneur démocratie Sénégal mais démissionné Macky Sall dafa war a démissionné bu ko defee yàlla dina ko suturaal sigil njabootam mais na bàyyi mais mënoo bàyyil mais xam nga jëmtale gàcce amu ci nit mën naa jëm mais demal France Hollande benn mandat la am Nicolas Sarkozy benn mandat la am donc yooyu du dara loolu day rafetal sa ngor rek xam ne yow gore nga dafa war a gore mu ne man kat sénégalais yi man kat yéen a ma dénkoon réew mi waaye man kat damaa mënatul léegi nag bu ñu demee ba yegg ci ñàkkum ndox nag te courant bi yaa ngi dégg fan yi dañuy ñàkk courant ñëpp dégg nañ ko léegi fan lañ jëm bu ñàkk courant waxatuma la sax mais ndox ni mu mel précieux ndox pour sangu ndox pour laab ndox pour jàpp ndox pour julli ndox pour yi ci nekk yëpp ak ndox nu mu doyee waar te ñoom pare guñu pour régler problème ndox parce que mënuñu ko. ministre bi Mansour Faye la sama juumul mooy dafa yeb sénégalais yi xam nga yeb sénégalais yi mënul weesu plus de 14 millions de sénégalais di la xool nga taxaw naan ñuy xaar suñu ndox mu ñu naan nga naan ñu ay bu ci njabar kan mooy njabar ndox mi moom kan moo koy catu moom. au contraire ñoom ñoo ñu catu bi ñu jëlee pouvoir ba léegi dara doxul Sénégal taxaw yow yaa ngi ñu ngi am suñu soxla problème mu ndox nga naan ñu ay buñ ma njabaru lak bu ci cat duggee buñ la jàppee kan moo koy catu ñoom ñoo ñu catu ñoom cuuna yi parce que mënuñu concevoir nga jël lu toll ni ndox jël ko teg ko ci loxoy sa frère sa beau frère te même chose la woon la routine lañ doon jooy ci Karim Wade moo Abdoulaye da ko joxoon kii yu bari moom mu ne woon moom day gérer Karim Wade c'est-à-dire li ma la wax rek fa lay dellu si waat